naa mag naa Diomaye daal boo bëggee dégg-dégg ci gàttal li mu bëgg mooy un Ousmane Sonko boo xamante ni si dafa nekk benn wii topp ci ginnaawam bu Diomaye ne weex na mu ni tàll bu ne ñuul la mu ni kukk Diomaye loolu la bëgg loo xam ni yow nee nga ànd ngeen 10 ans li ngeen di déggoo bariwul nga dikk ba jël pouvoir bi léegi nga bëgg ni maam Ousmane Sonko dafa war a topp ci ginnaaw loo wax mu ni gonga loo def mu ni noonu la Diomaye de lii maanaam lii mooy gis-gisam ci fi alaay koo xam ne ni nga ànd ngeen 10 ans wala sax lu ko ëpp ndax lu jiitu loolu avant ngeen di sanc dugg ci politique yéen yi woon doon syndiqué li ngeen daan déggoo ci daawul bare tey nga dikk ba jël pouvoir bi nga ni léegi da ngeen war di déggoo par force ci déggoo bi mooy moom Diomaye lu mu jàpp Ousmane Sonko daf ko ci war a fekk si mais bu dee li nga jàpp du noonu bu dee li nga jàpp tey la majeure partie des Sénégalais yi nga xam ñoo la voteel jàpp nañ ci noonu alaaji mais loo bëgg gars yi fekk si la ci soyons raisonnable moo tax président Diomaye jamono ji nii boo dégloo Ousmane Sonko ni mu waxee da ngay gis carrément que ni Ousmane Sonko mi xàmmeetul Diomaye bi nga xamante ni si ni alaaji mais moom la xamoon dem bërki démb Ousmane Sonko da ngay gis xam ni maanaam kii mi ngi wax que ni vraiment xàmmeetul ki nga xam ni moom mooy Diomaye Faye nguur nag moom moo man lu ne man ko ci nguur nag moom moo man lu ne léegi nag comme que Diomaye fi mu ne nii mais faaletul waa Pastef di ko tuuti waa Pastef alaaji Ousmane Sonko li wax c'est très clair nu góor a xam ne boote doomam léegi nag seen ay divergence parce que Ousmane Sonko nee na bu demoon tey ba génn ci nguur gi ñëw taxawee ci opposition bi malgré que assemblée nationale moom moo yilif député yi nga xam ne moom moo fa nekk ñoom seen ay divergence dañuy fexe ba maanaam gérer ko Ousmane Sonko bu demee bay évoqué naan benn dualité bu douce alaaji mais nga xam que ni instant bi Ousmane Sonko xëy na décret rek lay xaar mais fi mu ne nii moom presque mooy loolu non c'est la réalité Ousmane Sonko boo bëggee dégg-dégg fee mu toog ne mën naa ni décret bi dong lay xaar parce que li Diomaye bëgg du ko may maanaam Diomaye li mu bëgg moo ci mu àndal mooy Ousmane Sonko bàyyi jamais Sonko xoolal bu demoon ba parce que Diomaye bi mu demee ba gis ni Ousmane Sonko mi ngi ci tànki reprendre ay activités politiques am au lieu mu def la mu waxoon ni un PM super fort mu def ko un PM super chargé. yokk ko ay liggéey yu bari sëñ bi nga xam ni. PM day chargé lool mu dem ba xam ni loolu tënkatul Ousmane Sonko nag alaaji maanaam ñu bëgg ko pousser à la sortie maanaam Ousmane Sonko génnal boppam. Sonko ne va jamais démissionner. Diomaye bi jëloon décret nommé Ousmane Sonko mais bu demee ba soxlaatu ko ci wetam jàpp ni kii daf koy déranger jàpp ni kii arrangé wu ko na jëlaat décret mu dàq Ousmane Sonko c'est aussi simple que ça comme que nee na Sénégalais yi moom lañ dénk te Sénégalais yi mosuñu koo dénk man loolu laa gëm alaaji lii mu yor nii alaaji Sénégalais yi ñàkk a jot ci Ousmane Sonko moo tax ñu maanaam ñu jox ko moom maanaam dénkub Ousmane d'accord Sénégal lañ ko dénk mais dénkub Ousmane Sonko la ko Sénégalais yi jox loolu il faut mu xam ko Diomaye bu doon moom képp ak discours mag nangam kenn du ko fal. confiance Ousmane daal la demee. voilà maanaam dénkaa rek Ousmane Sonko la yor. léegi nag bu taxawee naan Sénégal yi moom lañ dénk loolu moom mi koy wax sax xam ne ni quand même Sénégal yi dénkuñu ko ah oui bu Ousmane Sonko nekkoon candidat alaaji du gis dara. tey bu Ousmane Sonko ne am na ñoo xamante ni dañoo bokk Pastef ba pare te bëgguñu ma nekk premier ministre. mais Ousmane Sonko moo la gën a xam ni biir Pastef am na ci ñoo xamante ni si ni ay infiltré lañu Sonko moo la gën a xam alaaji affaire yi bu Ousmane Sonko wax bu sa xel dem ci ay aas ak ay Mimi Touré dong de alaaji biir Pastef laa la wax am na ci ñoo xamante ni si bu ñu suñoon tey Ousmane Sonko dégagé ko parce que xam nga la ma tax ñooñu nekkee liñ daan nekk ci parti bi yëpp mosuñu gëm philosophie parti bi alaaji nekkee nit mën na ànd ak yow 10 ans ci li ngay woote nekk li ngay woote mosu cee gëm dara loolu dafa dal ñenn ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bii di Pastef bi ñu dikkee ba toog ci nguur nag nga xamante ni si ni ñoom li ñu bëggoon mooy dellu ci pratique yi nga xam ne moom la fi système bi bàyyi woon te loolu fekk Ousmane Sonko mi ngi fi duñ ko mën a def mais ñoom seen souhait bépp mooy Ousmane Sonko jóge fi laaj xam nga instant bi dañuy bañ a tuuti tur di bañ a tooñ kenn yàlla xam na ko am na noonu doon demee rek alaaji
dama naan la bëcc fii ay non. ñoo xamante ni ni la seen diw ñuy ay kàngam ci parti Pastef yoo xamante ni si ni alaaji ci instant bi nii mooy loolu. déggoo li ma la wax bu yàggul journée des martyrs ay cadre Pastef ñoo doon xëcc yenn ci booy naan leen bu leen wuyu ji Ousmane Sonko parce que instant bii nii dem na ba xamatul fu mu jëm mu bëgg dikk bëgg leen a mu boowaat. loolu Diop Taïf toog na fii sax. toog fii ma toog la toog wax ko fi man maa toogoon foofu doon ko introsé Diop Taïf ci boppam moom nee na am na ci ay cadre Pastef yoo xam ni woo nañu leen ñoom. ci jamono boobu noonu mooy bu Ousmane Sonko dajeeg lay marti naan leen bu leen dem parce que waa ji jumaay daf ko sës ci miir bi mu bëgg a tourné jëm si waat ci yéen kon loolu Ousmane Sonko wax ni am na ci ñoo xamante ni si ci biir Pastef ñi ngi fi te bëggul mu nekk premier ministre mais lu avéré la lu am la ah oui moo tax nag gis nga Ousmane Sonko moo la gën a xam nga ni combat bi mu mëni alaaji loolu mooy loolu genre mbooloo yi amoon nañ sax toppoon nañ Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñi nga xam ne ay naafeq lañu naafeq loolu naafeq képp ko man mooy di wane lii ci kaw fekk intérieurement li nekk ci biir dëppoowul ak li nga xam ne moom ngay wane alaaji ñii dañu contre wane ne contre nañu leer naññi ñii ànd ci ñu wane ni ànd ci mu leer nañ waaye ñi nga xam ni moom wanewuñu ànd nañ wanewuñu contre nañu loolu taxawee ci diggante bi di ngaral ñoo ñoo gën a dangereux te ñoom fii ak defuñu luy firndeel ni ñoom contre nañ wala ñu taxaw assumer ko doo mën a génn naan leen ñii defuñu nii wala defuñu naa ah oui parce que nag te man gëm naa ne Ousmane Sonko am na parce que Ousmane Sonko il a dit carrément que ni moom mooy le gardien de la révolution am na mbir fu muy toll dana jël ay responsabilités am alaaji dina wax sénégalais li xaw de loolu moom mën maa la ko wax fii. am na mbir mi fu muy toll dina jël ay responsabilités am mu wax sénégalais yi carrément li nga xam ni moom moo am. loolu moom mën maa la ko wax fii kon ñi nga xamante ni si nii dañuy afficher indo dawal kaboy nañu dem ci li ñu gëm te assumer ko. waaye di màtti di ëf jikko jooju baaxul du sax du koy góor. foofu ma la koo xam ni ngay wax naan responsable nga ak nangam ak nangam alaaj ñenn ñi jéem a ngare la ñu bare bare xam nga lu ñu xam ñenn ñi dañu bëgg nekk maire ci seen gox. te xam na ni pouvoir politique Ousmane Sonko moo ko yor en même temps aussi bëgg nañ Diomaye nommé leen maanaam ci gàttal bëgguñu Sonko mere leen bëgguñu Diomaye mere leen mais booy xool Diomaye sax lañ gën a àndal parce que Diomaye maanaam moo yore décret bi nangam ak parce que ñu ci bari dañu am complexe su alaaji ku yore dara dañu am complexe nguur sax mën naa ko am bu xasee yore nguur rek dañu am sa complexe ak koo mënoon a doon Sonko nag loolu da ko dol ak ñu baree bari ci parti bi di Pastef ak ñu baree bari ci journaliste yi amuñu complexe ku yàlla bind waaye itam amuñu complexe alaaji ku yàlla sàkk loolu c'est extrêmement important que gars yi xam ko gis nga ñenn ñi nekk fii ji layam-layam yi alaaji Ousmane Sonko démb Ousmane Sonko en tant que leaderu parti bii di Pastef saa bu daan def yenn sortie yu ama am solo yi alaaji leaderu parti ñu ci bari dañuy bind ci seen page Facebook alaaji joxe seen xalaat waaye itam kañ Ousmane Sonko mais demal nga xool page leader yi alaaji journaliste nga yow tamit nag del vérifier en tout cas gis naa ci Pape Alé Niang moom directeur général bu RTS moom wax dëgg yàlla def na contribution bu am solo mu ni dans le paysage politique sénégalais Ousmane Sonko se distingue par sa constance, son intégrité et son engagement auprès de ses militants. Fidèle à ses convictions, il privilégie toujours un langage de vérité, refusant les compromis qui pourraient affaiblir la confiance de ceux qui le suivent ou cautionner des pratiques politiques contraires à l'intérêt général. Sonko ne se limite pas au discours, il agit avec rigueur dénonçant les pratiques nuisibles au bien commun et défend une gouvernance transparente. Cette franchise, parfois perçue comme existante, lui permet de maintenir un lien solide avec ses partisans, qui reconnaissent en lui un dirigeant honnête et résolu
à placer l'intérêt du peuple au cœur de l'action politique. La politique n'est pas un simple jeu de pouvoir, mais un véritable engagement pour la justice, la transparence et le bien-être au peuple, un principe qu'il applique avec constance et détermination. Alaaji, il a presque résumé tout moom Pape Alé Niang Alaaji que ni tey ci làngum politique gu Sénégal gis fi ku mel ne Ousmane Sonko Alaaji jafe na yaakaar naa ne boo soloon dàll weñ de mën nga koo doxe ba mu raaf Alaaji te ci làngum politique gu Sénégal jamono ji doo ci gis ku mel ne Ousmane Sonko ci constance am ci dëggoom ak ci engagement bi nga xam ne am na ko waaye itam fulla ak gëdd gi nga xam ne jox na ko ay militants Alaaji ak ni mu leen safoo ak ni mu leen nawloowe mu nekk koo xam ne itam la mu gëmoon démb ak bëkki démb boo dikkee dara soppeeku ci te lépp loo xam ne mi ngi koy def Alaaji la mu cee jiital moom mooy dëgg du nangu mukk Alaaji di maanaam teg dil ci ndoddu askan bi mu nekk loo xamante ni si ni bu ko jéemoon a def sax Alaaji mën na wàññi wala mu dindi confiance kóolute gu bare bari goo xamante ni si nii ñi koy topp Alaaji ñi ngi koy def te du mos a mukk cautionné Alaaji maanaam pratique yi nga xamante ni si nii ñi fi nekkoon dañ ko daan def te mu méngoowul ak li nga xam ne mooy intérêt général mu ni Sonko yemul rek ci maanaam discours maanaam wax mais dafay jëf waaye jëf ko daf ci ànd ak Pastef gu mat sëkk muy Pastef gi nga xam ne Alaaji moom lañ dippee seen parti bi waaye itam toujours foo ko fekk mi ngi dénoncé pratique yu ñaaw yu teguwul ci yoon yi nga xamante ni si ni ñeneen ñi ngi koy def ngir di défendre toujours li nga xamante ni si ni mooy intérêt askan bi ci gouvernance boo xam ne lépp dafay jaar yoon loolu nag mu ni lu jafe-jafe la ñu koy gis te loolu moom moo ko permettre à ce que liggéey bi nga xamante ni si ni Alaaji am na ko ak les Sénégalais saa bu nit ñi jàppee ni tey lay wàññeeku ndeke tey la gën a yokku te bu mu defoon benn dafay gën a def ñaar ndax loolee nga xam ne moom la séq ak ñoom kon moom muy la politique nekkul rek un simple jeu de pouvoir mais un véritable engagement pour la justice, la transparence et le bien-être du peuple, un principe qu'il applique avec constance et détermination. Alaaji mu nekk jàngat bu am solo boo xam ne kile di Pape Alé Niang def na ko ci sortie bi nga xamante ni si nii kile di Ousmane Sonko Alaaji def na ko démb ginnaaw bi nga xamante ni si nii mi ngi doon janoo ak wala mi ngi doon waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo di patriote yi Alaaji moo tax mañi la boo daan xool nu mu tuddati paasu gars yi kenn ku ci nekk Alaaji bu Ousmane Sonko daan waxtaan ba pare da ngay publier di féliciter waaye cette fois-ci moom Alaaji gars yi bari dañu waaf mais TRT Africa France nee na Ousmane Sonko s'exprime sur le Moyen-Orient condoléances au peuple iranien loolu ci beneen point bi la après daan ci ñëw mais Amadou Ba Pastef moom nee na Ousmane Sonko waaw moom lii la reprendre en tout cas mu nekk ñu baree bari yoo xamante ni si ni moom nag gis naa ko mu partagé live Ousmane Sonko bi mais comme ñenn ñi ni ñu daan defee daan joxe li nga xam ni moom moo di seen ay xalaat en tout cas à part Pape Alé Niang bi nga xam ne wax naa ko ci sànq ñeneen ñi ko ci defaat ñu néew lañu moo tax ma ñi la parti Pastef bi ñu ci bare bari jamono ji ni Alaaji maanaam dañu waaf jënd glace waaf la ñuy def nangootuñoo maanaam fësal seen féete lu bare bari mais même Ousmane Sonko sax yenn position yi nga xam ne moom la daan jël démb ak barki démb ñu koy tàccu mu ngi continuer di ko jël mais doo ci dégg ñooñu loolu nag Alaaji su amee dafay tee xel moo tax man ñi la li Ousmane Sonko wax nii am na ci parti Pastef ñoo xamante ni si nii tey bu ñu sañoon Ousmane Sonko doo su doon premier ministre boo observé tuuti rek rien qu'en observant rek Alaaji dañ ci am tuuti aperçu mu mel ni itam doon na tontu wala doon na dalal xelu militants yi nga xamante ni toujours ñu ngi dute mu ngi naan leen bàyyi leen Diomaye mu def li mu war a def waaye man xam naa lépp dara umpuma ci lii xew mais waaw effectivement mooy ñenn ñi nga xam ni dañ naan gars yi dañuy def te Sonko yëgul Sonko ni li ñuy def li am lépp yëg naa ko c'est extrêmement important mais dañu xamul ni Ousmane Sonko même su yëgee itam amul pouvoir ni lii bu mu am amul pouvoir ni lii bu mu am ba pare loolu du am loolu la gars yi war a xam war cee bàyyi xel
maanaam li gars yi di wax foofu noonu mooy Ousmane Sonko nee leen kóolute gi ñu amoon ci moom dem ak barki nañ ko continuer di ko am li am lépp yëg na ko tey saa bu jàppee ni saa bu jugé nii le moment venu sera un moment opportun pour que mu wax ci ak ñi nga xam ñoon les Sénégalais dana génn mu wax ak ñoom mais jamono ji nii dafa jàpp ni nekkagul lu nécessaire moo tax mu bàyyi gars yi di doxal mais lépp loo xam ne mi ngi am ñi ngi koy doxal moom Ousmane Sonko mi ngi koy yëg moom ndey bi li gis nga Ousmane kenn du Ousmane Sonko alaaji xam nga bu ko neexoon mu nekkee fii di naan dugg na fii génn fii mais Ousmane Sonko loolu moo tax alaaji patriote yi duñ maanaam ci moom Sonko parce que lépp lu xew na mu amin noonu la koy waxee alaaji lu jafe-jafe ngi noonu koo xamante ni si nii lépp lu am lépp lu xew ni mu amee ak ni mu xewee maanaam noonu la koy waxee sans langue de bois loolu la ko patriote yi xamee te loolu ci la nekk nii ci la continuer alaaji moom bi nga xam ne mooy Ousmane Sonko loolu nag yaakaar naa ni tey yàgg na wax patriote yi que ni nañuy bàyyi di am sikki sàkk ak jiixi jaaxa ci koo xam ni da nga ko xam démb ak barki démb su dara taxawee rek nga mën a dute ci moom nit ki nag boo ko wóoloo jiital ko dénk ko sa mbir da nga koy wóolu ci lépp lu manti xew nga toog déglu ko xam ne ala kulli xaal bu waxee da nga gindee ko bu soobee yàlla loolu nag ñu bare bari moom lañ comprendre parce que nag am na ci ñoo xam ne alaaji dañu impatient et il faut que nag ñu épouser philosophie Ali li mu waxoon ci ni je serai patient jusqu'à ce que la patience se fatigue de ma patience alaaji des fois am na ci loo xam ni patience rek lay laaj patience alaaji la persévérance muy patience lu mu la mënta may moo ñu la koo xañ surtout nga soobu ci combat boo xam ne yow xam nga ni combat bi nekkul lu ñuy xëy gagné ko du jour au lendemain dafa demander à ce que ngay def des combats perpétuels et puis Ousmane Sonko rassuré ne leen que ni suñu genre gi doon wax naan li ci kanam moo gën a métti mooy li ci kanam gën a métti li ñu romboon mënatuñoo dundaat lu ñu mel li ñu dajoon ci Macky Sall ak ñi mu àndal jamais ñu dundaat lu ñu mel kon li muy regretter moom Ousmane Sonko rek mooy li ñu nar a pertaat encore yeneen 5 ans et c'est vraiment dommage alaaj yaa ngi imaginer tey bu ñu amoon benn Cheikh Anta Diop à la place de Senghor kon instant bi tey ci réew yi nappee la ñuy bokk maanaam réew yi teg seen i bombe atomique di xuuxal gars yi bu lu gars yi wax nga dugg ci kon ci réew yooyu lañ ñoroon na bokk mais gis nga malheureusement mais yàlla moo ko doxalee noonu mais xam nga alaaji Cheikh Anta Diop li mu amoon ci ay projet non c'est extraordinaire alaaji bu doon Senghor daa randu Cheikh Anta Diop toog waaye alaaji ba pare ñu bàyyi ko mu doxal li bëgg a doxal kon instant bii di sëñ bi bu Trump waxee ngeen nga mën a yëkkati sa kàddu mais fi mu ne nii lu gars yi mat di wax da ngay waaf loolu nag la Ousmane Sonko di bañal les Sénégalais à ce que ñu daanuwaat ci kàmb ko noonu parce que instant bi xeex nañu ba mën naa ni presque gagné nañ lu bare bare li ci des stratégie la patience ak dal ak am sa leader te nangu koo déglu c'est extrêmement alaaji la moo tax ñu naan le guide de la révolution mooy que ni yow mi nga xamante ni si ni tey yaa bëgg une révolution mën nga dem ba jëmmi jamono nga réer mais ki la war a guider mi ngi nii boo réeree alaaji bul def dara déglul ki la war a guider loolu c'est extrêmement important parce que li tax mooy que ni moom dafa jote ci loo jotewul mën a xam loo xamul àgg foo àggul alaaji loolu moo tax mu mën laa guider nii loolu Ousmane Sonko màcc na ko wala màccu ko mais màcc na ko sëkk kon ku mel noonu soo ko amee alaaji wax dëgg yàlla gisuma lenn loo xam ne jar na fi di précipité wu di yàkkamti wala di def maanaam yeneen ak yeneen loolu c'est extrêmement important à ce que gars yi di ko bàyyi xel pour ñi nga xam ni ñoom ñoo épouser philosophie wu parti bi di Pastef waaye itam topp ci ginnaaw ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko c'est extrêmement important. merci Kébé xam naa question beneen bi dañ koy boole ak coalition Diomaye bi parce que moom mu ngi naan militant yi bëggatul dégg kenn di wax ci coalition Diomaye bi nañu focus ci parti bi te liggéey ci parti bi te jamono jooje. kii daa mu ngay publier. alaaji Demba Var ñaata yoon laa la wax fii ñu waa Pastef seen armée digitale bi. effectivement bu ñu xamoon doole bi mu yor wallaay duñ attardé wu ci ay yu ñàkk fayda yi ñaata yoon laa toog fi wax ko. Ousmane Sonko est-ce que des fois day toog dama si sax yàlla xam na ko. alaaji parce que Ousmane Sonko dafa xam booy li nga xam ne yor nañu ko man toog naa fii ñi la benn waay woo na ma
benn chargé de com leader bu mag yàlla xam na ko. mu ni ma xam na ni Pastef moo fi nekk mook ay gaayam waaye ñoom xam nañu ni tey Pastef l'arme digitale bi ñu yor boo yu ci bare bare xamuñu seen ay priorité su ko defee ñoom ci ñoom la ñuy sukkandiku pour di mën a véhiculer seen ay messages man loolu du lu ma nettali loo xam ni noppam gémmiñam sama nopp. mu nettali ma ko carrément. mu ni maanaam bu ñu génnee yàlla xam na ko bu ñu génnee mën nañu wax nii rek mais en réalité xam nañ ni mais Ousmane Sonko ba tey moo yore la majorité largement fii ci Sénégal mais ñi mu àndal ci xeex bi ñoo comprendre Ousmane Sonko loolu la di gàtt wax mu ni ñi nga xam ni tey ñooy waa Pastef mais alaaji quoi yàlla xam na ni des fois damay xool ñenn dama sama xol bi day jeex tàkk yow koo xamante ni si kenn xamu ko kenn xamu ko. ñu koy fësal. nga génn mel na comme ku koy kaañoo mais ni nga ko tegee noonu Sénégalais yu bari découvrir nañu mooy kan maanaam xam non c'est extraordinaire maanaam xam nañu ni kii kon mi ngi existé nga jàpp ni yaa ngi koy kaañoo fekk yaa ngi koy defal promotion. alaaji la communication xam nga loo jàngul nag mënoo koo xam gis nga communication pour des fois am na ñoom ñeneen ñi koy def ñu jàpp ni ñi ngi yàqal waa ji fekk ñi ngi koy defaral parce que moment boobu noonu nga jàpp ni da nga koy def pour yàqal ko moom. xam na ni mënta exister amugul dara li mu soxla jamono